mbokk internetu Kéwoulo TV ñu nuyuwaat leen bu baax a baax daal di ñëw ci ndaje li nga xam ni la coalition APT amal na ko ngir daal di waajal seen bopp bu baax a baax ci langue politique gi. ci noonu nag lu ëpp juróom benn fukk ci ay parti ak i mouvement daal di teew foofu la ngir daal di seeyal seeni ay parti ak i mouvement ci biir coalition bii di APT di parti PASTEF. gannaaw loolu nag ki nga xam ni moo di coordinatrice bi di madame Aïda Mbodj daal di yëkkati ay kaddu di rafetlu boobule initiative. comprendre ngeen ni salle bi demee ngeen comprendre ko nag vraiment xaar ñu 15 heures ba léegi yéen a ngi fi vraiment président bi mu ñëwee li mu jëkk a def mooy jéggalu ci retard bi nga xam ne moom la def man tam maa ngi leen di jéggalu ni conditions yi demee la mais suivre ngeen ko en direct xam ngeen ne dafa am une soixantaine de partis et pas des moindres ñoom ñoo ñëw àndandoo sans condition ñëw parce que nag dañu nekk rek ci benn logique de cohérence ndax yàgg nañu ànd ak Ousmane Sonko yàgg nañ ko jàppale yàgg nañu déggoog moom ci ay cadre yu bëri boobu tax ñu ngi ci opposition muy cadre yu bëri léeg-léeg assemblée léeg-léeg ñu def ko ci Yewwi Askan Wi àndandoo bi nga xamee dañu war a fal ay maire ak ay président de conseil man mii rek daf ma ci wóolu woon ba nga xam ne mën nañ ni maire Yewwi Askan Wi ñëpp ñun ñoo leen càmbar teg leen damay wax ni Yewwi Askan Wi même les candidats yi jàllul sax de bon maire lañ ñu ànd koog moom ci ndigalam ak ndigalu cadre bu yaatu ñu wóolu ko ci ba ñu ñëw ba ci Sonko 2019 ba ci Diomaye président ba léegi ab taxaw bi ab taxawee ab décidé ni dañ koy ànd ak moom ba 2029 mu am ci nag ñoo xam ne xër nañ xër boo xam ne dañu war a confondre ak Pastef loolu moo leen ci doy parce que xam nga ku nekk ni ngay duggee ci dara teewul ab ci boppam teewul am na ay nit ñu ay parti yoo xam ne ak ay mouvement yoo xam ne ñu ngi def ci ab moom léegi ci wax ba xam parce que loolu laa leen wax moom mooy président bi moom moo tax ñu formé ko moo mënoon a décider loolu décider na ni damay continuer di jiite ak ñi nga xam ne dugg nañ Pastef ak ñi duggul Pastef ñi nga xam ne dañu bëgg a conserver seen parti di ko yaatal di tàllal loxo ñëpp ñi nga xamee ni ñoo ko yéene jàmm bi ñu toogee ci salle bi rek sama téléphone a ngi toj li ñu jot ci téléphone ay kilifa diine ay kilifa aada di ma wax ni nit ñaa ngi ko doon suivre en direct loolu nag nit gouvernement Sénégal di ko ci sant nit ku nekk wane na cofeelam ci moom ak bëggoon kenn ku nekk ànd ak moom loolu lu ko yàlla defal la ñu ko ciy félicité bu baax a baax. Malick Gakou daal di bokk ci ñenn ñi nga xam ni dañoo ñëw daal di seeyal seen parti politique ci biir coalition APT di parti PASTEF di xamle itam li nga xam ni moom moo ko motivé. parce que olof daf ne mbooloo mooy doole loolu moo tax ñu jël suñu doole yëpp tey lëkkaloo ak ñeneen ñëpp ñi nga xam ne nii dañoo bokk gis-gis ci Sénégal parce que bokk gis-gis nag moo tax ñu mën a mbooloo loolu moo tax tey ji ñu ñëw ànd ak waa PASTEF ak parti politique yi fi nekk yëpp ñu ànd joxante loxo pour ànd boole suñu doole pour liggéey suñu réew parce que loolu moo ñu tax a jóg. d'accord ci loolu gis nañ ngeen defee ko ci moment boo xamante ne parti bi mu ngi waajal congrès ndax xëy na lu ngeen yàgg togg la wala loo xamante ne ci moment bi ak situation politique bi ni mu tëddee moo tax ngeen def. non yàgg nañ ko togg parce que depuis quelques mois quand même ñu ngi waxtaan au niveau des organes de base di xool naka la ñuy def ba bu jëmi jamono jotee ñu boole suñu doole lëkkaloo parce que ni ma ko waxee léegi rek tey ji dañu nekk ci jamono vaste ensemble yi moo tax ñu ne woon tey ji bu jotee rek dañuy dajale ñun ñëpp suñu benn pacte bu nga xam ne nii day wane ne ñun ñëpp ñoo bokk doole joxante loxo ànd liggéey pour Sénégal parce que liggéey Sénégal rek moo am solo loolu moo tax tey jii moment bi c'est vrai que c'est un moment important mu coïncide nag moment boo xam ne nii Pastef les patriotes day def congrès ñu yaakaar ne bu defee congrès ñu war a bokk congrès boobu bokk xalaat ànd joxante loxo pour que congrès bi ñu ànd si ñun ñëpp bokk ci xol bokk ci xalaat joxante loxo jàppante pour liggéey pour Sénégal. jàpp naa ne xam nga ko moo tax nga sawar daal di ñëw daal di fusionné ci parti bi parti Pastef loolu noo koy jàngatee par rapport ak parti bi moom ma jiite. waaw xam nga Pastef ak ñun dañu bokk ay valeurs parce que le président Ousmane Sonko wax na ko sànq depuis 2016 ñu ngi ànd di liggéey
bu ngeen fàttalikoo bis bi ñu koy dàq ci administration man maa ko gunge woon muy 2016 boo seetloo képp ko xam di suivre carrière am cela fait 10 ans étape yëpp yi nga xam ne ni dañ ci jàll ci wàllu politique muy Yewwi Askan Wi muy Manko Wattu Sénégal muy coalition yi fi am yëpp boo seetloo Pastef ak grand parti ñoo ko bokk. kon nag tey jii kenn dina gulet dans la constance ñu ànd joxante loxo pour liggéey Sénégal je pense que tey jii képp koo xam ne nii daan nga ma suivre 10 ans yi passé yëpp di suivre Ousmane Sonko xam nga ne dañu yàgg joxante loxo dañu yàgg ànd dañu yàgg soppante boole suñu doole pour liggéey Sénégal loolu moo tax tey jii ñu jàpp ne boo seetloo coalition yi fi am yëpp bëri nañu ñoo ko àndandoo di ko bokkandoo maintenant léegi coalition dafa am koo xam ne ni bu ñu fa eggee coalition yi léegi dafa xaw a doy parce que dañu war a boole suñu doole joxante loxo ànd boole ay organe parce que ñoo bokk gis-gis ñoo bokk xalaat mooy engagement patriotique mooy volonté de développement mooy bëgg-bëgg bi nga xam ne ni moom lañu bëgg pour que Sénégal soppeeku ci doxalinu kilifa yi Sénégal soppeeku ci doxalinu ñi nga xam ne ñoo giiti réew mi ñëpp ñu jël seen doole jox ko Sénégal ngir Sénégal kese ndax Sénégal rek moo am solo. merci beaucoup jërëjëf. gannaaw loolu kile itam di Ousmane Sonko di njiital parti Pastef di rafetlu bu baax a baax boobule jotaay waaye itam di waajal li nga xam ni moo di langue politique gi rawatina ñi lee ànd ak ñoom ñu teewlu ay kàddoom. solos bés bi ak liñ fi def kon jarul ma ciy continuer xanaa kàddu gu gàtt rek xam naa ni namoon ngeen ñu sonn ngeen ci bojo yi léegi nag dellu si nañ géew politique bi dina neex temps yi bu soobee yàlla parce que Pastef dellu si na te xam ngeen Pastef bu ñëwee rek ñu xam ni géew politique bi am na classement lii lancement rek la suba ñu war a dugg ci congrès bi waaye mën naa ne daanaka congrès bi neex na bu noppi ndax congrès booy dëgmal muy sa premier congrès extraordinaire ñu ne à moins de 24 heures congrès bi lu mat une 60aine d'organisations bàyyi nañ seen lépp ñëw ne dañoo ñëw dugg ci parti bi defe naa loolu dal na sant yàlla loolu rek réussir la déjà ci congrès bi ñu ciy félicité soxna Aïda Mbodj moom mi ko coordonné di ci félicité aussi ñi ñëw ñëpp di leen dalal jàmm nag ci parti bi nga xam ne mooy parti Pastef di parti ouverture fàttali nañ ko léegi tey kilifa yu gën a mag ci parti bi ñu ñëwoon ci ay fusion la moom Ayib Daffé bi secrétaire général bi ci fusion la ñëwee ñoom soxna Yacine Fall ñi ci fusion la ñëwee Pastef du gulet mu def fusion du gulet aussi mu def coalition donc c'est le parti le plus ouvert au Sénégal ma réitère tey la gën a am ouverture boobu na ñëpp ñëw Pastef ñëpp xaj nañ ci moo sañoon 17 millions de Sénégalais yëpp Pastef la ñuy doon kon ku yaakaar gis nga sa bopp ci li ñuy def te politique intéressée rek am nga place ci parti bi soo ñëwee it dinañ la dalal nga ànd ak ñi fi newoon nga xam ne ñëpp xam nañ seen li ñu war a tabax ndax fi ñu toll nii étape la rek étape la du fi ne du jeexantalu suñu combat politique suñu combat politique dañ koo def ñu tegal ñu ay jafe-jafe ñu ne woon faw rek ñu jàllale projet bi waaye bu ñu ko jàllalee ba pare faw ñu continuer liggéey pour nañ ko waroon jëlaatee ñu jël ko noonu kon ci étape yooyu la ñu nekk ñu ciy woo Sénégalais yëpp di leen wax ni ils ont leur place dans Pastef nañu ñëw ñu yeggale liggéey bi donc loolu daal laa ci bëggoon wax ci lu gàtt di leen gërëm di leen sant bu baax. mbokk internetu Kéwoulo TV di leen jaajëfal bu baax a baax lu ni mel moo nekkoon yenn ci ay réaction yi nga xam ne si ni jotoon nañ ko jël gannaaw ndaje li nga xam ne si ni la coalition APT doon na ko amal ni ki démb ci aljuma ji ngir waajal langue politique gi di leen jaajëfal bu baax a baax yéen ñi safoo di ñu topp fii ci Kéwoulo TV.